asalaamaaleykum mbokku internetu Jéeri Jéeri TV tey nag ñu ñëwaat ak yéen ci jàngatu bés bi tey si jeudi 4 mars 2021 et comme toujours ma si ànd ak sama confrère El Hadj Mamadou Digal El Hadj na nga def. Rama maa ngi lay fay ginnaaw si maa ngi nii ñi nga xam ñooy mbokki téléspectateurs yu seen télévision Jéeri Jéeri TV la télévision de la nouvelle génération comme ni ñu koy defee bés bu jot rek ñu ñëw ak yéen si jàngatu bés. et comme ni ñu koy faral di defee saa su ne dañuy njëkkee ci santé ak point du jour avec le ministère de la santé et de l'action sociale. voilà comme ni ñu koy defee ci li nga xam ne rek mooy communiqué bi bàyyi ko foofu ci ministère de la santé et de l'action sociale. ñu dikk ak yéen ci communiqué du jour bi nga xam ni tey mi ngi tolloog ci test yi lu tolloog 2070 tests réalisés maanaam ñaari junni ak juróom-ñaar fukk personnes yoo xamante ni ji jot nañu nemmeeku seen wér-gu-yaram lu toll si ñoom 210 maanaam ñaari téeméer ak fukk ñoo ci jote amee li nga xam ne rek mooy doomu jàngoro bi mu tolloog taux de positivité boo xam ne ji 10,14% maanaam téeméer boo jël fukk ak yu topp yi jot nañu amee lii di doomu jàngoro bi ci ñoom nag 72 contacts suivis maanaam juróom-ñaar fukki nit ak ñaar yoo xamante ni ji dañ leen a wàlle feebar bi ci ñun ñoo xamante ni ji dañoo dajeek ñoom ñi nga xam ne nag ñooy cas communautaire lëmbee xelu docteur yi jaxase xel maanaam li nga xam ne mooy maanaam xalaatu askan wi mi ngi jëm ci 138 cas 138 cas mooy téeméer ak fanweer ak juróom-ñetti doomu aadama yoo xamante ji seen jàngoro ji ñu ngi ko jël ci transmission communautaire mooy xamuñu ku leen ko wàlle wala fu ñu ko jëlee ci ñoom nag tey ni bés tey Rama du tolloog 269 patients maanaam ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama ñoom jot nañu wér ba dellu seen i kër waaye nag ci ñoom lu tolloog bésu tey bi 48 cas grave la ñu réalisé muy ñeent fukk ak juróom-ñetti doomu aadama yoo xamante ni ji jot nañu amee maanaam feebar bi mu tolluwaay bu jégg daya ba ñu yóbbu leen ci centre de réanimation yi ci yi nga xam ni moom la ñu samp ci biir capitale bi ak ci biir réew mi ci ñoom nag tey mën nañu jàpp ni ñaari décès la ñu enregistré maanaam ñaari nit ñoo ci jot a ñàkk seen bakkan waaye ci loolu ñuy xam leen rek bi Sénégal jotee ci mbas mi ci weeru mars 2020 ba léegi mu tolloog at ak lu topp ci ay fan lu tolloog 35 247 tests réalisés muy cas yoo xamante ni jot nañu am feebar jàng muy tolloog fanweeri junni ak juróomi junni ak ñaari téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar yoo xamante ni ji jot nañu laale ak lii di doomu jàngoro bi waaye ci ñoom lu tolloog 29 889 muy ñaar fukki junni ak juróom-ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukki doomu aadama ñoom ñoo ci jot a wér ba dellu seen i kër waaye ci lim bi nga xam ne faatu nañ ci toll nañ ci 898 maanaam juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti doomu aadama ñoo ci jot faatu bi feebar bi duggee ci réew mi ba léegi waaye ci jamono ñuy wax ak yéen lu tolloog 4459 ñeenti junni ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ñoom ñoo ngi ci loxoy docteur yi ñuy saytu seen wàllu wér gi yaram kon Rama loolu moo bàyyikoo tey ci communiqué bi nga xam ne rek moo bàyyikoo ci ministère de la santé et de l'action sociale ñu dellu rek di gën a ñaax askan wi ñu wàccoo ak lii di mesure barrières yi maanaam li nga xam ne mooy digle yi te moytu tere yi ngir ñu mën ci génn. Alors, on continue toujours avec la politique, avec l'arrestation de monsieur Ousmane Sonko qui suscite des commentaires suite à sa convocation hier. Absolument Rama comme ni nga ko waxee arrestation Ousmane Sonko démb andi na ay mbiicoog mbaaloo yu bari ci lenn ci xelu askan wi ndaxte nag ku si nekk xam na ni fañ ko jëmale woon mooy tribunal mu waroon wuyu ji ki nga xam ni mooy juge huitième cabinet xam nga mu waroon koo déglu mais ca mujjantal ga dafa mel ni ay tolof-tolof dafa waroon a dafa mujj feeñ ci wuyu ji googu ndaxte li ko waral Ousmane Sonko ak ñi mu àndal maanaam takk der yi dafa am yoon wu ñu leen tàllaloon pour ñu jaar fa ñoom ñu ni duñ fa jaar ñu nekk fa werante ba mujj gi mu mujj ci li nga xam ne rek mooy ñi nga xam ne ñooy gendarme maanaam takk der yi daal di koy jël ci otaam wàcc ko bañ ko wàccee nag ñëpp yaakaar ni dañ koy yóbbu tribunal ñu mujj ko yóbbu ko fa li nga xam ne mooy section de recherche bi nekk ci gendarmerie caserne Samba Diéry Diallo foofu ca Colobane foofu la Ousmane Sonko mujj teere mais li yëm ci mbir mi dañu wëlbatikuwaat dooraat ko beneen charge boo xamante ni ji mooy li ñu koy toppee mooy trouble à l'ordre public ak ay manifestation non autorisée mu nekk loo xamante ni ji yaakaar naa ni mu indi nag lu jaaxal askan wi ci koo xamante ji dañ ko woowoon pour mu dem tribunal mu jige mu teere ji fële ci section de recherche mu nekk mbir moo xamante ji mbir mu doy waar waaye ci loolu rek ba tey ci li nga xam ni moo jëm ci wàllu politique ba tey ci ginnaaw manifestation yi ki nga xam ni mooy CNRA mooy nga xam ni mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu audiovisuel muy télévision yeeg rajo yeeg site internet yi dafa def li nga xam mise en demeure jëme ko ci ñetti chaîne de télévision yu nekk fii ci dëkk bi ay privé à savoir Sen TV
Walfadjri ak ki nga xam ni mooy maanaam 2STV loolu nag mu nekk loo xamante ni ji ñii nga xam ni ñooy jiitu patron de presse yooyu ñaawlu nañ ko lool ndaxte nee na ñoom defuñu lu dul wan askan wi li nga xam ni moo xew ci manifestation yi démb te mu nekk loo xam ni askan wi dañu soxla xam li xew ci mbir moomu le beneen bi ci topp nag mooy attitude ki nga xam ni mooy préfet de Dakar di ki nga xam ni mooy Alioune Badara Samb nga xam ni démb rafetlu na ay kàddu yoo xam ne ji jëme ko ci taskatu xabaar yi ñoom it rafetluwuñu ko parce que bu demee bay wax ni ñëpp nañ leen dégager y compris les journalistes te journalistes dañ fa nekk pour wane l'information journalistes yi ñoom rafetluwuñu loolu ba tax na ñoom ñëpp dañu ñaawlu kàddu yooyu mais ci convocation bi démb tamit dañ si remarqué ay nervi nag bu ñu ko waxee xamoon nañ fi les marrons du feu wala les calots bleus de Ablaye Wade wala les marrons du feu du président Macky Sall ci veille élection yi nga xam ni mi ngi doon xëcc lii di njiitu réew mi mais loolu dafa mel ni démb dafa dàbbaliwaat dafa feeñ parce que gis nañu ay nit yoo xam ne ji mënuñoo xam ay mbër lañu mënuñoo xam lan lañu parce que ñoo xamante ni ji mënuñoo jàpp ay takk der lañu parce que ay gourdin lañu yor ak yeneen matuwaay yoo xamante ni ji ngir jàmmaarloo ko askan wi te gisuñu leen ak te ni gisuñu leen ak dara loolu tamit lëbëjee na li nga xam ni mooy xelu askan wi mu nekkoon loo xam ne lu doy waar ñu leen wooye les gros bras kon nag loolu mu nekk loo xamante ni ji gannaaw ba nga xamee ni feeñ na ci convocation Ousmane Sonko bi démb li nga xam ne tamit moo jëm ci arrestation yi tamit ba léegi mi ngi continuer waaye nag kii di Ousmane Sonko nga xam ni démb ñëpp fooguñu woon ni dina mujj fële ci section de Rebeuss ñu ngi xaar ba xam enquête bi fan lay mujj ak takk der yi fan la ñuy dem ak ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ci liñ koy tuumaal. Alors bu ñu jógee ci politique ñu ngi dem ci économie avec l'impact de la Covid-19 par rapport au loyer. waaw Rama kon loolu dafa jëm ci li nga xam ne rek moom la ñi nga xam ni ñoom la ñuy luyee ñuy koy jooytu ndaxte nag jamono bi li ko waral xam nañ ko mooy mbas mi moo fa jaar parce que ñu si bari ñii ñàkk nañu seenum xëy ñii tamit lañ doon liggéey xañ na na mu doon demee demeetu ni te ay boroomi kër lañu boroomi njaboot lañu te dañ ne ko laa laax jaay da ngay laax lekk te ñoom mbir moomu nag xañ na moo leen dab ba fi mu toll nii ñu ci bari ci ñoom ñi ngi am ay arriéré yoo xamante ni ji foo ko takk weesu na ko ñii ngi am ay 4 mois d'arriéré ñii 3 mois wala lu ko ëpp te ñi nga xam ne ñoo leen luyee mënuñu leen a génne te lu mu ci mënti doon lu ne da nga koy xool sa bopp xañ na borom njaboot bu fekkee la muy dundale njabootam la tal nga génnewaat ko day gën a metti ba tax na loolu mu nekk loo xam ne ji situation bu doy waar la ba tax na ñi nga xam ne ñooy kilifa yi war nañoo gestu ñooñu nga xam ni ay boromi njaboot lañu te ñu nekk ay locataire di fay saa yu weer wu dee te jamono yi mu toll ci situation boo xam ne ji situation bu metti la moo tax tey loolu ci wàllu koom-koom metti na lool ci ñenn ci njaboot yi ñi nga xam ni ñoo di luye te ñi leen di fayeeku tamit ñoom it am na xañ na ñu ngi dawal yërmande waaye nag lu am na loo xam ne mënta wëy ba tax na rek ñi nga xam ñooy kilifa yi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. dafay metti ci ñoom tamit. Alors ci wàllum culture on parlera aussi de la série Infidèles qui quitte la Sen TV pour aller à Canal+ et plus précisément à Sunu Yëf. oui vraiment comme ni nga ko waxee rek comme ni ñu ko xamee les séries des téléfilms sénégalais. nekk nañu moment boo xam ne en vogue dañuy faufiné wu ci les chaînes privées. bu ci mel ni chaîne bi nga xam ne mooy Sen TV nga xam ni série bii ñu bari dañ koy suivre. ndax ni ñu ko doon joué muy infidèle alors tey nag ci ay xabaar yu ñu jot ñi nga xam ni mooy chaîne bii di Sunu Yëf nga xam ni Canal Plus Horizon di bàyyi ko foofu ca France ci réewum tugal ñoom dañoo créé benn chaîne boo xam ne ji chaîne typiquement sénégalaise la africaine boo xam ne ji ay film sénégalais lañ fay dawal wala ay film africain loolu moo tax ñoom ñu jël produit boobu nag fas yéene ko dawal ci chaîne bi nga xam ne moom la ñu tuddee Sunu Yëf te Canal Plus Horizon moom ko. Alors, on parlera aussi de divers, avec l'arrestation de 3 jeunes qui se faisaient passer pour le fils du président Macky Sall et de Idrissa Seck. Voilà, comme ni nga ko waxee loolu mu nekk mbir mu doy waar boo xam ne mi ngi xewoon fii ci hôtel boobu ñuy wax Lagon alors léegi nag ñoom bañ fa ñëwee dañu wane ni gëmloo ñi nga xam ne ñooy gérant yi ni leen ñoom kii ñi njabootu waa kër présidence lañu ñeneen ñi njabootu waa kër Idrissa Seck lañu. ñooñu tamit gëm ko ñu jox leen ay chambre wala ay appartement ñu dëkk fa ay quelques jours waaye ba ñuy dem daal maanaam dañoo jékki-jékki ni mes ni maintain gis ñu leen ñu am fa ay arrière nag mbir ma nag xibaar ba mu jubee teere ji présidence ba ñu jot si parce que loolu kenn mënu ko nëbbu. ñoom tamit def nañu seen i maanaam réagir nañu ci par rapport ak mbir moomu ni loolu ñoom taxawuñu ci laaluñu ci. ñooñu xamuñu leen guddi xamuñu leen bëccëg ñeneen ñi tamit ñi ngi laam-laamee ni ay xaritu ñenn ci njabootum président la waaye lu ci mën di am dinañ ko topp ba xam lu fu wànneen di mujjee ki gëtam li ci am ba des rek mooy yoon teg na leen loxo kon ñu bàyyi rek yoon mu def liggéeyam. Alors pour terminer aussi on parlera de sport et on parlera de la 8e édition du Tour de Fleuve à Saint-Louis.
absolument muy page sport bi nga xam ne moom la ñuy tëjee lii di édition jàngatu bés bi mu nekk 8e édition bi nga xam ne ñu ngi koy amal foofu ca région du fleuve ñu koy wax la capitale du nord muy Saint-Louis parce que vous vous rappelez Saint-Louis a été la première capitale du Sénégal et même la capitale de l'AEF, l'Afrique occidentale française mu nekk loo xamante ni ji c'est une longue histoire après en 1957 la ñu jël capitale bi transféré ko à Dakar par le feu Mamadou Dia. alors ci loolu nag ñu fay amal benn édition boobu ji at bu jot dañ ko fay amal muy tour du fleuve ay cyclistes ñoo koy def bàyyi ko ci réew tugal yu bari ak ci sous-région bi ñu fas yéene participer loolu ngir gën a dundal xar kanamu la vieille capitale du Saint-Louis du Sénégal mu nekk dëkku cosaan kon xam naa ne loolu dinañ ko gën a topp ba xam maanaam raaye yi nga xam ni doomu Sénégal yi ñu ngi ko ciy xaar ñu ñaanal leen ñu am ci ay ndam. lii leen indiloon ci jàngatu bés bi tey donc ñu leen di jox dig daje suba incha allah. voilà jërëjëf Rama comme ni nga ko waxee rek dañuy jox mbokk téléspectateurs yi dig daje suba comme ni nga ko waxee di jaajëfal nag toute l'équipe technique ci caméra bi ñu ngi ci àndoon ak Ngagne Demba ci réalisation bi Ale coordination bi Thiat Kaaw autant pour moi ñu ngi ci àndoon ak Kaaw kon ci loolu rek ñuy jaajëfal ñëpp ba ci kalaf ñoom ñëpp toute l'équipe Pathé ñoom directeur technique bi ñoom ñëpp ñu ngi leen jaajëfal di leen jox ndax dig daje suba incha allah.